أشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers fidèles, le prophète sallam dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim raconte qu'un jour, Moussa alayhi salam était devant une assemblée et prêchait. Une voix s'éleva dans la foule et le questionna. Ya Moussa, ayun nasi a'lam. Et dans une autre version, Ya Moussa, hal fil ardi a'lamu minka. Moussa, est-ce qu'il y a sur cette terre quelqu'un de plus savant que toi? Et Moussa, alayhi salam, cher fidèle, dans un élan de précipitation, répondit qu'il était le plus savant. Et sur ce, Allah SWT voulut lui donner une leçon d'humilité et lui montrer l'immensité du savoir. C'est ainsi qu'Allah SWT lui révéla qu'il y avait un homme nommé Khudar, un érudit parmi les pieux, à qui Allah SWT avait fait don de science et de miséricorde. Il dit, Fawajada abdan min ibadina, ataynahu rahmatan min indina, wa allamnahu min ladunna ilma. Et Moussa alayhi salam partit à sa recherche. Il sera accompagné dans son périple par un jeune serviteur du nom de Yusha ibn Nun. Et il reçut comme indice de la part d'Allah SWT qui retrouverait le sage homme Khudar à l'endroit où un poisson s'échapperait de leur panier de provisions. Chers fidèles, après un long périple, ils arrivèrent à un endroit où le poisson disparut mystérieusement dans la mer. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en revenant sur leurs pas qu'ils vont rencontrer le sage homme Khudar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Moussa le salua et lui fit part de sa volonté d'apprendre auprès de lui. Il lui dit, هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Puis-je te suivre pour que tu m'apprennes de ce que tu sais de bien? Et Khudar lui dit, Moussa, tu ne peux pas résister aux tentations de ma compagnie. Lan tastati'a ma'iya sabra. Et Moussa insista et fit la promesse de ne s'opposer en rien à Khudar, de rester patient et de ne pas interroger ses actions. Et ce fut là la condition de leur compagnonnage. Mais durant ce compagnonnage, il y aura 3 événements marquants. Le premier événement marquant, c'est quand Moussa et Khudar ont embarqué sur un bateau appartenant à des pêcheurs pauvres. Et que Khudar va faire une brèche sur le bateau en enlevant un des planchers. Et Moussa, inquiet, lui dit, as-tu abîmé le bateau pour noyer ses occupants? Tu viens là de faire une chose dont tu n'as aucune raison, une chose inqualifiable. Et Khudar lui dit, Moussa, ne t'avais-je pas dit que tu ne pouvais supporter ma compagnie? Alam aqul lak innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Et Moussa de lui répondre, ne sois pas sévère avec moi, j'avais oublié. La tu'akhizni bima nasit, wa la turhiqni min amri usra. Fantalaqa. Et ils continuèrent leur chemin. Le deuxième événement marquant, c'est lorsque Moussa et Khudar rencontrent un jeune enfant dont Khudar va ôter la vie. Il va le tuer. Moussa s'indignant face à l'attitude de Khudar envers un petit innocent. Il va hausser le ton et qualifier son acte de barbare. Aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs, laqad ji'ta shay'an nukra. Tu as fait là un acte barbare. Et à Khudar aussi de répéter, de rebondir. Et à Moussa, ne t'avais-je pas dit que tu ne pouvais supporter ma compagnie? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Et Moussa de dire, tu as raison, mais laisse-moi une dernière chance. In sa'altuka an shay'in ba'daha, fala tusahibni, qad balaghta min ladunni uzra. Et ils continuèrent leur chemin. Troisième événement marquant de ce compagnonnage, c'est quand Moussa et Khudar arrivent dans un village où les habitants refusent de leur offrir l'hospitalité. Et alors qu'ils s'apprêtaient à quitter, Khudar remarqua un mur qui menaçait de s'effondrer et sans hésiter, il le reconstruit. Et Moussa, c'est-à-dire s'inquiéta, c'est-à-dire encore plus. Il dit, tu aurais dû exiger une contrepartie pour la réfection de ce mur.
law shi'ta lattakhasta alayhi ajra. Et sur ce, cher fidèle, Khudar dira à Moussa, je ne peux plus continuer avec toi. Mais avant que l'on ne se sépare, je vais t'expliquer tout ce que tu n'as pu supporter. Haza firaqu bayni wa baynik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Et Khudar lui dit, il revient maintenant sur les différents événements qui se sont déroulés. Khudar lui dit, amma safina, فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Il dit, et quant au bateau, il appartenait à des gens pauvres, c'est-à-dire à des pêcheurs qui étaient pauvres. Il dit, je l'ai légèrement abîmé parce qu'il y avait de l'autre côté de la rive un tyran, un roi tyran qui saisissait tous les bateaux qui étaient en bon état. Il dit, ça c'est la première chose. Il dit, quant à l'enfant, dit Khudar à Moussa, il n'était pas aussi innocent que tu le pensais. Il devait causer un grand mal à ses parents qui étaient des gens pieux. Et en lui ôtant la vie, j'espérais qu'Allah en fait le remplace par un autre plus bienfaisant et plus pieux. Et enfin, lui dit-il, quant au mur, il appartenait à 2 orphelins du village. Et sous ce mur se cachait un trésor hérité de leur père qui était un homme pieux. Allah a voulu leur préserver ce trésor jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs. Chers fidèles, ce récit entre Moussa et Khudar regorge d'immenses leçons parmi lesquelles on peut citer l'humilité face à la connaissance. Moussa alayhi salam leçon bi ñu mën a njëkk a jàng ci ànd bi nga xam ne moom la ànd ak Khudar mooy maanaam mooy humilité. ndax Moussa biñ ko laajee fekk mi ngi wax xam nga léeg-léeg buñ la laajee maanaam booy nekk di wax ngay def discours nga jékki-jékki rek am ku tëb laaj la mën ngaa paniquer parce que loo préparé wul mën na laa bett. ñu ne ko waaw Moussa kan loo gën a xam ci àdduna bi mu ne man. fekk boobu li mu jàpp ni comme yenent la te min ulil azm maanaam ci yenent yi gën a baax la bokk mu jàpp ni kon moom moo gën a xam ndax yàlla da koo jox risala mu ne man. waaye nag yàlla di ko yar di ko jàngal wan ko ni kat waroo woon wax loolu waaye da nga waroon delloo xam-xam bi ci yàlla. di ngay dégg léeg-léeg borom xam bi di wax naan wallahu a'lam ànd ak ne dinañ tontu ay question waaye bu ñu paree ne lan wallahu a'lam yàlla moo gën a xam. ci loolu kon sunu borom kon bëgg a yar Moussa bëgg koo jàngal waaye moo tax mu nangu loolu di wane humilité. nit kon bu defee erreur kon nangu ne kon juum na kon li nga xam ne moom lañ koy corriger kon mu nangu mu dal ci kawam. yàlla ne ko am na benn góor boo xam ne man maa ko xamal maa ko jàngal te kooku xam na loo xam ne nii yow xamoo ko. Moussa ne suñu borom kooku fu mu nekk suñu borom wax ko ne ko boo demee bërëb sàngam majma al bahrayni di nga ko fa fekk. Moussa kon ci la dogee ab yoonam dëgmal tukki bu sori boo xam ne nii bu dul woon humilité ak bëgg xam-xam du ko jaral. loolu nekk première leçon biñ ci mën a jàngee kon nit ki bu dente ni bëgg naa xam kon faaw mu oyofal boppam faaw mu suufeel boppam. sunu borom di wax naan fawqa kulli dhi ilmin alim waaye tamit ànd ak koo mën a doon ak loo xam-xam xamal ni am na koo xam ne nii moo la gën a xam. xam ngeen Moussa yenent la woon waaye sunu borom mi ngi koy jàngal di ko wan ni que ndekete ànd ak li ngay nekk yenent am na koo xam ne xam na loo xam ne yow xamoo ko. loolu lu mu lay wan da lay wan ni maanaam sunu borom xam-xamam maanaam dara mënu koo peeg yamul fenn loolu nekk kon première leçon bi nga xam ne moom lañ ciy jàng. beneen bi mooy dañ ciy jàngee ci xissa bi li ñuy wax la patience en fait et la foi dans ce qu'on appelle les degrés divins. léeg-léeg sunu borom mel ni daf lay nattoo loo xam ne yow waa mérité woo ko mu métti la lool léeg-léeg mu jël sa maanaam lu cher ci yow mën na nekk doom mën na nekk alal mën na nekk leneen loo xam ne danga koo bëgg te gisoo benn raison boo xam ne moo war a tax yàlla jël ko. waaye léeg-léeg derrière ces événements qui paraissent injustes il y a une sagesse divine. ndekete léeg-léeg li la yàlla di teg ci ay natt mu nekk lu métti am na léeg-léeg loo xam ne nii moom moo ci am ci ginnaaw loo xam ne yiw la waaye yow gisoo ko. wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun yàlla moo xam waaye yéen xamoo leen. moo tax léeg-léeg kon ndekete li yàlla di dogal ci yow mu neex mu naqari da nga koy nangu ndax xamoo ba xam li neex ëllëg daf laa waroon yóbbu ci musiba wala boog tey musiba bi la dal ndax ëllëg daf laa war a mën a ubbil ay buntu yoo xam ne ay buntu xéewal kese la. moo tax kon jullit kon war a am patience ak li nga xam ne nii mooy ngëm-ngëm ak kóolute ci li nga xam ne yàlla da koy dogal ci moom. sunu borom yi wax naan asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kathira. nee na léeg-léeg ngeen bañ dara ngeen bañ ko lool fekk ndekete yow li ci yàlla def ci yiw kenn xamul nu mu toll. kon loolu kon tamit le solo buñ ciy jàngee.
Une autre leçon en fait très importante aussi qu'on peut tirer de ce récit, c'est la réaction de Moussa alayhi salam. ñu bëree bëri dañ koy minimiser wala boog sax dañ koy maanaam duñ ko bàyyi xel. Moussa alayhi salam bi mu demee ànd ak Xudar dafa signé ak moom maanaam dafa am ak moom li ñuy tuddee waa un contrat pédagogique ne ko man de maanaam waa ci condition bii lay nangoo ànd ak yow Moussa d'accord nga xam ni kon maanaam dafa joxe parolom dafa joxe kàddoom. waaye terewul bi ñu demee nekk di tukki Xudar maanaam bi ñu yéegee ci gaal bi ba Xudar def li mu def mu nekk loo xam ne Moussa mënu koo comprendre. naka la ay nit di yóbbaalee maanaam naka la ay nit di la yóbbaalee nga leen yàqal loolu maanaam mënul dugg ci xelu Moussa. ay bu doon ñun fa la ñuy nekk maanaam di jéem a interpréter du ñu wax naan boo demee am na lu mu ci jublu déedéet. li Moussa def moom la ñuy tuddee indignation morale, c'est le sens inné de la justice. nit ku ci nekk rek am na lu yàlla def ci sa xol loo xam ne nii mooy tax boo rombee maanaam injustice wala loo xam ne warul am léeg-léeg bu dente ni ku dëggu nga ci sa bopp da ngay taxaw dénoncer ko. waaye ñu bëree bëri lu ñuy def li ñuy tuddee l'évitement dañ naan boo demee am na lu mu ci jublu. léeg-léeg boo romboon tey kenn ku nekk ci mbedd bi di souffrir bu dee da nga yàkkamti war a xëy liggéeyi wala boog war a am loo def mënoo ko jàppale da ngay wutal sa bopp ay lay naan am na keneen kuy romb dina ko dimbali. la ñuy tuddee évitement parce que problème bi nga nar a am sa conscience moom ngay jéem a dévier wala boog li ñuy tuddee waa inauthenticité. waaye Moussa c'était quelqu'un d'authentique. authenticité boobu moo jële woon bu ngeen di xool maanaam Moussa ci fi nga xam ne fa la nekkoon ci Égypte ndax dafa fekkoon benn soldat buy toroxal benn mbokkam Moussa défendre ko ba rey ko. ci loolu ci la ko Firawna dàqee bu daw dem Madian. nga gis ni kon maanaam sens boobu noonu Moussa ànd ak ne fii maanaam dafa mel ni ay njuumte la ci li feeñ waaye nag maanaam dafa wane foofu li nga xam ne nii mooy jikko doomu aadama dëgg. lépp loo xam ne gis nga ko te xamoo ko mu nekk injustice taxawal ne lii kat warul am ba keroog nag ñu lay expliquer nga comprendre waaye faut jamais faire semblant de comprendre alors qu'on n'a rien compris. loolu kon nekk leçon am solo buñ ciy jàngee. waaye beneen leçon bi mooy tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fait décrète cache une sagesse en fait profonde, même si en fait elle échappe à notre entendement. nga gis ni léeg-léeg Moussa li mu gis ci biti nekk ay mbir yu doy waar yu ñaaw ndekete yoo am na ci ginnaaw sagesse boo xam ne nii moo ci nekk. leçon yooyu nag bokk na ci li nga xam moom la ñuy xiste bi di jàngal. loolu mooy li ñu gis mais am na yeneen yoo xam ne chaque jour mi ngi am ci suñu dund maanaam ñu koy gis te duñ ko mën a interpréter waaye nañu xam ni wala boog nañu jàpp ni am na leneen loo xam yàlla dafa ko ci ginnaaw te ñun mënuñu koo percer te duñ ko percer ba ilaa yawmi diin. waaye tamit beneen leçon biñ ciy jàngee mooy ndekete kuy jàngale da ngaa war a patient da ngaa war a muñ. xoolal Xudar maanaam bi muy tàmbali la def contrat ak ki nga xam ne nii mooy Moussa. mu ne ko man de boo bëggee ñu ànd li may def da nga ciy noppi kon leeral na ba pare kon c'est-à-dire première faute bi Moussa defoon rek foofu noonu bu ko neexoon mu ne sunu ànd na fi yam waaye daf ko muñal. loolu tamit di nekk maanaam leçon bu rëy ci enseignant yi ndekete léeg-léeg erreur maanaam doo ko sanctionner négativement déedéet waaye erreur sax léeg-léeg ndakate maanaam buntu la pour jàng buntu la maanaam pour li nga xam ne ni maanaam waaw mooy perfectionné wu. moo loolu tamit nekk leçon bu am solo. beneen bi tamit mooy la patience aussi dans la quête du savoir. léeg-léeg tamit boo nekkee ak sa sëriñ mu lay jàngal tamit da ngay nangoo tamit maanaam da ngay nangoo wàcc da ngay nangoo di muñ. moo tax Moussa bi nga xam ne nii maanaam njëkk na def erreur maanaam wax na foo xam ne war fa woon waxee biñ ko waxee lu mu wax dafa ne damaa fàtte. nit day fàtte. wala qad ahidna ila aadama min qabl fa nasiya. yàlla nee na damaa jëlante woon kóllëre ak doomu aadama waaye lu mu def ne dafa fàtte. dañuy wax ni sax maanaam innama summiya al insaanu insaanan li nisyaanihi. ñu ne doomu aadama ñu ngi ko tuddee nit maanaam al insaan parce que dafay fàtte. le verbe nasiya en arabe mooy fàtte. loolu ñu dérivé ci li nga xam ne mooy al insaan. kon nit kon maanaam ci nature am la muy fàtte. kon léeg-léeg kon nga jàngal nit mu fàtte waaye nga rappelé waat ci li ñuy wax naan ni que la répétition est pédagogique. beneen biñ ciy jàngee mooy léeg-léeg tamit maanaam di c'est-à-dire agir avec ce qu'on appelle la bienveillance. ki nga xam ne nii maanaam dafa juum léeg-léeg nga muñal ko nga toléré ko
boo ko mënee corriger nga corriger ko de la meilleure des manières. loolu tamit nekk benn leçon bu ci jàngee. beneen leçon bi avant dernière leçon bi mooy la modestie dans l'accomplissement des tâches. gis nga Xudar bi ko yàlla mayee lim ko may mu def li mu def ba pare lan la ci teg wa ma faaltuhu an amri. nee na lii nekkul dama ko def ci sama sañ-sañ sama coobare de déedéet waaye yàlla la. ak a wuteeg tey li ñuy gis da ngay gis tey koo xam ne amul dara mënul dara lu dul amaana ay nit yu ko wër la am ak mbooloo ak amaana alal, waaye teewul chaque jour mu nekk di bàkku di wane loo xam ne amu ko naan diw ay démb fii laa def ak lii laa defal yàlla ak loolu boo ko déggee rek xamal ni kii kon maanaam du waaj. dañ naan foo déggee ku naan mën a rek xamal ni du moom. xoolal Xudar gannaaw li ko yàlla may nga xam ne sunu borom moom moo ne kii kat man maa ko xamal allamnaahu min ladunnaa ilma, loolu ñu ko yàlla waxal bëriwul. waaye terewul bi mu paree mu ne wa maa faaltuhu an amri, li ma def nii aw ma ci benn kàttan yàlla moo ma ko defloo. lii mooy modestie, lii mooy humilité. nga gis ni kon maanaam indicateur la tey ci ki nga xam ne tey dafay am dafay am maanaam ci koo xam ne ci kooku lay topp def ko sëriñam. maanaam humilité boobu noonu dafa nekk maanaam base. ki ngay topp waroo la laaj salaire, li suñu borom naan ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. topp leen koo xam ne du leen laaj salaire ci maanaam lim leen ni jàngal, lim leen ni wan. mu ne waaye tamit mi ngi tegu ci yoon. tegu ci yoon mooy nga modeste, nga humble gannaaw bi nga xamee. waaye li ngay gis tamit koo xam ne xamul dara waaye lu ne rek bu yeewoo ne mën na ko wala boog daf koo gént. bi ci mujj wala boog waaw bi ñuy mujjee mooy ne ndakate léeg-léeg xam-xam kese, le savoir seul ne définit pas la valeur d'un individu. xam-xam kese taxul maanaam ñu ne nit ki kat kawe la fa yàlla. waaye lan la war a àndal dafa war a ànd ak li nga xam ne mooy jëf. waaye bu àndul rek amul sens. suñu borom naan ñi nga xam ne maanaam dafa mel ni dañoo mel ni mbaam bu sëf ay téere kamathalil ximaari yaxmilu asfara. léeg-léeg nga gis koo xam ne xam na lu baree bari waaye jëfewu ci dara. bal sax booy xool moo gën a kàccorool tamit nekk lu jar a bàyyi xel. kon ndekete Moussa gis ngeen Moussa maanaam yonent la waaye mi ngi ànd ak Xudar di ko jàngal loo xam ne xamu ko te moo ko gën. ndax Moussa min ulil azm ci 5 yonent yi gën a màgg la bokk. waaye terewul keneen ku ko gën a suufe daraja mi ngi koy jàngal loo xam ne xamu ko waaye ndax tax na mu gën ko déedéet. kon xam-xam kese taxul nit gën nit. wala kon léeg-léeg nga nekk ci classe bi wala boog ci say amphithéâtre yow prof bi wala yow enseignant bi jàkkaarloog say élèves fekk nekk am na ci biir ñu la gën. loolu tamit nekk lu jar a bàyyi xel. bi ñuy mujjee mooy léeg-léeg nañu moytu di xeebaate. xam nga xissa bi li ñuy jàngal mooy ndekete léeg-léeg mbir yi nekkul ki nga xam ne moo ëpp coow moom lañ gën a xam que moo ëpp valeur ci yàlla. maanaam ci benn instant boo xam ne nii maanaam ci benn intervalle de temps Moussa mi yenente nekk na fi maanaam nongo ki nga xam ne mooy Xudar. loolu bu doon jamono tey jii nga xam ne nit ñi dañ leen di juger ci seeni apparence, da ngay xool nit mu doyo di lool nga foog ni kii tekkiwul dara fekk wallahi kabirul qadr inda allah deketi ku am cër la fa yàlla. loolu nekk lu jar a bàyyi xel. ñu bare dañuy natt ay nit maanaam ci seeni colin, seeni yëre yu gàtt, ñu jàpp ni ñi kat maanaam ñu ñàkk solo lañ. fekk li ñu leen nattee lan la maanaam mooy àdduna kese lañ leen nattee. te la nga gis koo xam ne yëre ba daa xaw a tilim wala yu mel noonu maanaam du ko changer lu bëri nga bëgg koo xeeb fekk kooku ndekete moo yor cër yépp fa yàlla. ar-rasul sallallahu mi ngi wax mu ne rubbama ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama fa ajabahu Allah. nee na léeg-léeg di nga gis koo xam ne karaw ba dina pënd poussière maanaam karaw gi sax mel ni lu cuqatiku. nee na fekk wallahi bu yëkkati woon loxoom ci asamaan rek yàlla nangul ko. am na benn imam bu mag a mag bu ñuy tuddee Muhammad ibnul Munkadir nekkoon taabi ay dund ak saxaaba yi. dafa am benn bés ci Madina nga xam ne moo doon imaamu jàkka ji ci jamono boobu. mu am benn bés mu dem ci jàkka ji di naafila mu jékki-jékki gis benn waay bu dugg. waa joo xam ne kenn xamu ko mi ngi dugg bu dal fekk boobu ñu ngi dund bekkoor bu métti sax. waa ji dugg yëkkati loxoom ne yàlla maa ngi lay ñaan, maa ngi dogu ci ne sa jaam yi sonn nañ, tawal leen, mel ni kuy jox ndigal yàlla. Muhammad ibnul Munkadir ne balaa waa ji di wàcce loxoom mu commencé maanaam di dënn ba taw. nee na ma jaaxle ma ne waaw kii kan la, kii moo am fit
Muhammad ibnu Munkadir min at-taabiin maanaam ànd na ak saxaaba yi te jamono boobu sa saxaaba yi ñu ngi dund. mu ne waa ji kii kan la foog ma xam ko parce que xamu ko woon. nee na mu génn nee na mu topp ko fekk taw bi commencé na di wàcc. nee na amul sax fu mu jaar ndaxte maanaam yoon bi dafa taw tellement ba ndox bi commencé woon di fees. nee na ma koy topp nee na nee na mu yor tànk yu gaaw. nee na fu mu dugg rek man tamit ma jaar ci ay xeer ba topp ko. nee na bi ma demee ba gis ko mu dugg ci benn kër nee na ma marqué kër bi ma xam fan la ma ne kii suba naa ko seet si. nee na bi mu xëyee suba nee na ñëw nee na muy wër di laajte mu ne leen waaw am na benn waay bu mel nii ak nii ak nii ñu ne ko yow de xamuñu ki ngay wax. mu ne ko yow est-ce que waxoo uude bi mu ne ko waa day mel ni moom la de ñu wan ko place am fi muy liggéeyee. nee na bi mu demee jàkkaarloog moom rek mu xàmmee ko mu ne ko yow de sa ñaanu biig ba démb gis naa la sa ñaanu biig ba. nee na rek ndeysaan uude bi kanam bi changé mu mer mu ne ko ba ci yow xataa ant ba ci yéen da ngeen di jéem a di feeñal nit ñi. nee nañ jour boobu la ñu gëj a gis uude bi kenn xamatul fu mu dem. histoire xamul turam. allahu akbar te pourtant mi ngi doon dund ci biir saxaaba yi mi ngi doon dund ci biir taabiin yi. kon léeg-léeg bëri waa na koy romb di ko xeeb ndekete yoo c'est-à-dire maanaam li mu am ci cër ci yàlla kenn xamul. maa ngi romb fan yi passé benn vidéo benn mbokk jullit bu baax buy wër di maanaam waa di cuq nit ñi ci alquran ci mbedd bi. mu romb fan yi passé benn waay boo xam ne daf ko gis waa ji mu yor benn saaku ak yëre yu doyadi na nga koy xool nga xaw tuuti sax nga ne kii moom kii tekki loo ko sax bàyyi xel. parce que après gis naa ku ma ne ci benn groupe ne moom waa daan na ko romb mais du koon saaro doo koon sax bàyyi xel. waaye ndakate bi mu jegee waa ji ne ko man de loo ma laaj ci alquran ma tontu la. mu ne ko kaay nee na mu koy laaj muy tontu di jàng alquran bu set waaye yamu ci di ko firin bu rafet. mu ne ko ma xool lu nekk sa sac mu génne sac bi xam lu ci fekk ay butéel yoo xam ne ay butéelu boisson yoo xam dafa jeex moom lay for comme feeraay di ko jaayaat. waaye subhanallah muy firi ay firin bu set ak déggin bu rafet boo xam da nga naan déedéet lii mënta nekk. ndekete yoo léeg-léeg ki ngay romb di ko xeeb ndekete kooku li mu am ci cër ci yàlla kenn xamu ko. kon mbokk yi kon nañu bàyyi xel bu baax a baax. allahumma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l-axirati xasanatan wa qina adaba annar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. qumu ila as-salati yarhamkumullah.